barki sang yi Seydina Muhammad ci loolu tey dañoo dajee woon fii ci département bu Koungheul doon am lu ñuy waxtaane am loo xam ne nii tey dañ koy jëmmal muy lancement benn kuréel bu mag di benn mouvement de développement. loolu moo tax ñu ne li nga xam ne ni moom moo war a nekk devise mouvement bi moom mooy taxawu ndaw ñi parce que tamit taxawu ndaw ñi bii dafa ñëw ci waxtoon parce que dañoo gis en matière de politique ndawu département bu Koungheul dañ leen di utiliser si jamono joo xam ne ni mooy jamono campagne électorale ci loolu ñu gis ne tey dafa jot ñu responsabiliser ndawu Koungheul dafa jot ñu mën a jël ndawu Koungheul ñu nekk ëllëg ay entrepreneur ëllëg ñu am ay financement yoo xam ne taxawal ay projet ci seen gox yi ba nga xam ne ni tey lépp loo xam ne bëgg leen ko def ci dëkk sàngam war nañ ko mën a réussir pour mu indi. yaa ngi teew ci salle bii nii di wax ne tey jàpp naa ne département bu Koungheul yëpp ñoo fi teew ndaxte 9 communes yëpp ñoo ngi fi waaye jeune leader yi nga xam ne nii ñoo nekk ci 9 communes yëpp ñu ngi teew fii nii ci biir salle bi. voilà di wax rek ne yaakaar naa ne suñu ndajee tey bii nii li ko waral mooy comme ni ko monsieur bi tey waxee lancement mouvement bi nga xam ne nii tey day dox ci wàllu développement mouvement bi nga xam ne nii tey aussi day taxaw ndaw ñi ndaxte dañu gis ne département bu Koungheul dafa xaw a tardé boo ko xoolee par rapport ak yeneen département yi nga xam ne nii ñoo nekk ci Sénégal ñu gis ne tey amul benn gox boo xam ne nii dina développé wu lu dul ñi nga xam ne nii ñoo dëkkee ci gox ba ñoo jël seen responsabilité boole seen doole pour takkutoo nekk benn pour dox ci li nga xam ne nii day développé wu seen gox. loolu moo tax ginnaaw ay réunion yu teglantoo ñu waxtaan xool nan la ñu mën a def pour ànd pour développer département bu Koungheul waaye taxawu aussi population bu département bu Koungheul taxawu ndawu département bu Koungheul ci kaw loolu ci la ñu taxawalee kuréel gi ñuy tuddee mouvement pour l'émergence du département de Koungheul MEDK. di wax ne tey ci salle bi fii nii maa ngi koy wax sànq ne la crème de la jeunesse départementale bu Koungheul mu ngi fi teew ndaxte boo waxee ku ci mel ni monsieur Babacar Fall jiite mouvement des élèves et étudiants républicains du département bu Koungheul muy kuréel gu mag gu ëmb ndaw ñu bëri mu ngi ci salle bi teew waaye tamit ki nga xam ne nii tey moo jiite mouvement ma région di kuréel goo xam ne aussi ay ndaw la boot di Momad Fama Gueye mu ngi ci salle bi toog ñi gën ko xamee ci Prince Gueye di wax ne aussi ndaw ñi nga xam ne nii tey ñu ngi jiite ay structure de jeunes mu jëm ci ay mouvement étudiant yu demee noonu ay amical ñu ngi fii nii teew ñu mën ci lim monsieur Djili Cissé jiite amical commune bu Fass Cekkeen ginnaaw loolu dama ko tuddoon rek pour ñu xam ne tey ndaw département bi yëpp teew nañ fi waaye ñi nga xam ne nii tey ñoo jiital structure yi nga xam ne nii moo ëmb ndaw ñi tey bu lu mel ni COJER mën nañ wax ne seen représenté nañ ko fii ndaxte monsieur Mbaye Ndiéguène mu ngi ci salle bi teew di élément clé bu COJER di wax ne kon ndaw département bi yëpp teew nañ fii ci salle bi pour lancer le mouvement pour l'émergence du département de Koungheul. bu loolu sama coordonnateur communaux yi nga xam ne ñu ngi ci salle bi di ci teg ñi nga xam ne ñoo jógee ci 9 communes yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ci turu mouvement bi di def benn briefing bu ndaw rek pour leeralal nit ñi lan moo tax ñu taxawal mouvement bi. département Koungheul dafa nekk département bi nga xam ne bokkul ci département yu gën a reculé ci Sénégal te bu ñu xoolee loolu lan moo ko andi mooy chômage bi bëri na trop jigéen ñi liggéeyuñu ndaw ñi liggéeyuñu kenn amu ci loo jàpp ñu toog ne war nañu mën a boole suñu doole mu nekk une synergie des forces boo xam ne tey ku ne da ngay indi li nga mën
indi sax xam-xam ñu boole ko ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo pour suñu département bi jëm ci kanam bi ñu gisee loolu comme ni ko mon frère Cheikh Tidiane bi waxee léegi mouvement bi am ñi nga xam ne tey moom mooy les leaders départementaux des jeunes ñu mën ci ràññee la COJER ñu mën ci ràññee mouvement ma région ñu mën ci ràññee le maire départemental ñu wax ne bon mouvement bi mouvement bu am doole bi nga xam ne tey jeunesse bu nekk ci département bi yépp ku ne sa représentant moo ngi ci loolu bu ñu demee ba war koo taxawal le coordonnateur monsieur Babou Khady Dieng am initiative woote ndaw département bi yépp ñu ñëw teew bi mu ñëwee nag sàkkuwul ne moom moo waroon nekk le coordonnateur mais ñi nga xam ne ñoo fa toogoon ñu gis démarche bi nga xam ne moom la nekkee ci département Koungheul ñu gis nga xam ne yoon bi nga xam ne topp na ko ñun ñoo jël suñu initiative bopp jël ko ne ko dañoo bëggoon jiital la ci bopp coordination mais sax nekk mouvement boo xamante ni waxuma ne ndaw bu nekk ci politique mais ndaw bu bëgg sa gox bëgg nekk koo xamante ni di nga dimbali askanu Koungheul war nga mën a porter volonté nga bokk ci mouvement bi sans intérêt personnel yaakaar naa waa Koungheul maa ngi leen di nuyu képp ki toog ci salle bi ci bis bi ndaw yi jagleel département bu Koungheul da leen balu àq da leen balu àq da leen wax ne sampu ngeen lu am solo ndax jàppale ndaw ñu liggéey mbir mu am solo ngi noonu yaakaar naa ne defal ngeen ko ndaw yi waaye defal ngeen ko kilifa yi ndax kilifa yi ne ci département bu Koungheul dem nañ ba léegi xam nañ ne jamono ni muy doxee moo tax ñu bëgg a bàyyi ndaw yi ñu demal seen bopp ma da leen wax ne baabu yéen bii ñu yeen dañuy tàllal loxo ñun ñëpp ak kilifa yu ñu ñaanal ñu yeen bi yooyu dama dégg Wolof Njaay mu ne maye bopp rocc ci làmmiñ taxul ak kànd dem lii doxal kànd mooy kenn ku ne li nga wax ñu xoola ci saal bi ngooy si na dëggu ci yow yaakaar naa ne yàlla rek moo du juum te yàlla moo mën a yenu doomu aadama yi ba kenn du ko sikk amaane sax am na ñu koy sikk waaye moom yoonam neew ci du tere li mu bëgg a def rek dana ko def bon bu ñu yenee doomu aadama loo toll ni département bi askan wi tàllal ko loxo askan wi nañ jàllar bi ko jàppale ko te da ko bàyyi xel te da ko dimbale ci ni mu waree ndax liggéey dafa jafe te liggéey dafa métti bu kenn koo ne baabu yen bii ma yenu gisuma ci sama bopp dana ko xaw a sonal te danga ko sikk bon baabu nga xam ne moo yenu yen bi na dëppaatu tàllalaatu ndaw yi loxo ñu jàppale ko ci yen bi kenn koo ne li nga ci war a liggéey nga liggéey ko ci amaana bon kenn ku ne danga ci gis sa bopp bon ma de sant ñëpp da gërëm ñëpp da baalu àq ñëpp da leen baalu àq asalaamaaleykum. Amy Sylla dëkk commune bu Koungheul département bu Koungheul maa ngi ciy teg di nuyu koo xam ne dafa am pas-pas ci jeunes yi am pas-pas ci département bi koo xam ne dafa bëgg département bi mi monsieur Babou Khady Dieng mouvement bi nag lu ma ciy wax koo comme jigéen ñi nañu takku taxawu te xam ne ñun ñoo ëppale ci mouvement bi bu ñu nangu benn góor dominer ñu benn loxo ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër ñun ñëpp nañu ànd doon benn nekk ci mouvement bi lépp lu ñëw bu ñu ci benn góor ëppale ñun jigéen ñi nañ ànd parce que ñun ñoo ko gën a soxla nañu bàyyi élection bu ñëwee ñuy ànd ak suñu leader yi di bu ñu jox ñu tiset ñu sol jox ñu tisi ñu sol déedéet dama koo contour léegi parce que bu élection yi passé rek jeex na tàkk dañuy dem boo la ñuy woo sax doo leen jot man nag jug naa pour contour loolu mouvement mi jug naa taxaw si. te xam na ne département bu Koungheul dafa am problème kenn mënu ko régler ndaw département bu Koungheul woo la famille woo la na mbir bi teg nañ ko say loxo pour que nga régler situation département bu Koungheul
dama ne buñ toogee 2 mois rek leewoo dara ma xam ne jubluwoo ci parce que warul nga mën a tënk xam naa sa capacité xam naa si réseau fu mu yegg donc ñi bàyyi loola xel aussi nit ñi am nañu problème ordonnance foog nga bàyyi bi commission boo xam ne jigéen ñi bu ñu tolloo ci góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu kilifay département bi su ma waxee kilifay département bi mooy les maires yi nga xam ne ñoo composé 9 communes yi composé département bu Koungheul di nuyu sunu kilifa di l'honorable maire Mohamed Dieng di nuyu sunu famille di nuyu vraiment maire yi nga xam ne comme ni ko suma xarit waxee Demba Ndiéguène c'est des maires sortants ñëpp ñu ngi leen di nuyu ba noppi di wax rek pour mu gaaw ndaxte ku ne xam ne ci weeru koor lañu nekk te ñu ci bëri dañaa war a dellu seeni dëkk te am na ci dëkk yoo xam ne dafa sore ak Koungheul di sant yàlla bu baax a baax di remercier assemblée générale bu tey bii di 3 avril parce que li am tey vraiment nekk na lu am yaakaar nekk na lu dal xel ndax li composé salle bi mooy ne 9 communes yi composé département bu Koungheul ñëpp ñu ngi fi di ay ndaw rawatina ay jigéen ñu xool ma man mu xeebu mii ñu ne dañoo jël benn sas ñu sas ma ko ma coordonné ko wax dëgg yàlla di leen wax rek ne mbir mi day am naa yaakaar ne yaakaar bi ñu ci am ñun ñëpp yàlla mën nañu see may ndaw wante nag di nuyu comité bi nga xam ne tey ñoom ñoo yoroon liggéey bi doon ko liggéey yaakaar naa ne du ñàkk ma am quelques personnes yoo xam ne du ma ñàkk ma mën leen citer ku mel ni monsieur le président Demba Ndiéguène ak Ababacar Biteye di Biteye bu Lour ak ba Mbaye Ndiéguène wax dëgg yàlla dañ cee sonn lool Babacar Fall mouvement maire ak Cheikh Tidiane Diouf wax dëgg yàlla ñoom it Dakar la ñu jógee ñëw fii ak monsieur Prince Gueye wax dëgg yàlla moom itam teewaayam rafet na am na ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañ teew wante dañoo nekk ci ay xat-xat wante jàpp nañ ne lii fi am ni nit ñi dana dal seen xel ñoom ñëpp wante aussi ñu ngi nuyu Laye Sidibé ak waaw les coordinateurs communaux Laye Sidibé ñu ngi lay nuyu bu baax par rapport ak installation bi nga xam ne tey moom lañ ma installé ci mouvement pour l'émergence du département de Koungheul ma ànd ko ak ay coordinateurs chaque commune mu am koo xam ne moom moo ko war a coordonné ñu maa ngi nuyu coordinateurs yooyu yëpp di wax ne ñun ñëpp nañu ànd ñu takkatoo ñu doon benn parce que li ñu yegg vraiment jàpp naa ne ñi koy nit ñi waxee diis na man jàpp naa ne diisu parce que volonté bi rek moo si am solo ñu ngi nuyu wax dëgg yàlla presse bi yéen ñëpp seen teewaay rafet na bu baax a baax di wax ne wax dëgg yàlla xam naa ne comme ni ko Laye Sidibé waxee nekk fii di wax du bëri je pense que amul njëriñ moo tax saa ñu ngi lay nuyu gis nañ sa taxawaay si bépp liggéey lépp loo xam ne rek ne mooy jëmale département bi yaa ngi ci liggéey bi lenn la rek mooy ñu fexe ba yeneen département yi lañu am te egseegul ci département bu Koungheul ñu fexe ba loolu mu mën a am ci département bu Koungheul mooy lan ni ko ñëpp waxee rek sunu département seen liggéey li ci ëpp ci wàllu mbay la ak ci wàllu sàmm wante tey àdduna dafa am yaa ngi jël sa doom di ko yóbbu pour muy jàng mais bu jàngee ba pare mu ñëw lan la war a def du am lu mu war a def loolu nag ñu ne ñu nit war nañ sol suñu dàll ñu taxaw ci temm ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci département bu Koungheul nga jàng ba am diplôme
nga mën a am xëy di dem di liggéey di wàcc ba noppi bu loolu weesoo ñëpp ñi nga xam ne ci wàllu mbay la ñuy yëngatu ñu mën leen accompagner ci wàllu jiwu comme ni ko ñeneen ñi waxee ñoo ngi sax wax ne 52 tonnes mais parce que ni ñuy joxee jiwu bi ku nekk da nga koy woo ne ko demal ci diw sàngam mu jox la mën nga joxe sax ba joxe lu ëpp 52 tonnes mais insha allahu rabbi fas nañu yéene engagement bi ñu jëloon keroog ci conseil départemental bi mooy journée de la jeunesse bi ñu doon def foofu yaakaar nañ ne la ñu engagé woon donte ne defuñu lépp sax mais am na luñ ci jot a def bu dee ci wàllu emploi am na luñ ci def bu dee ci wàllu accompagner baykat yi ci wàllu semence ak yooyu aussi am na luñ ci def doyut nag wante comme ci engagement boobu ñu jëloon ci loolu la ñuy jëlaat yokkaat suñu engagement ci li ñuy wax tey ni ne insha allah rabbi bu neexee yàlla dinañ taxaw ba wàllu jiwu même bu dee ab benn 100 tonnes boo xam dinañ ko jël dinañ ko jël teg ko ci mouvement bi nga xam ne ni comité exécutif bi ñoom ñooy toog ñu xool naka lañ koy séddalee parce que ki nga xam ne tey baykat la nga jàppale ko ci jiwu am naa yaakaar ne am na charge bu am solo boo xam ne teggil ko aussi li nga xam ne jëm na ci wàllu emploi lépp lu nu mën dinañu ko def loolu comme nekk loo xam ne ci suñu loxo la nekk dañuy dem rek di ko uti comme ni ñu koy yàgg di defee yàlla du ñu ci may nag ñu ci am ndam ndaxte donte la benn la ñaar la fukk la fanweer la wante yàlla may nañu ko ñu yaakaar ne fañ tegoon suñu tànk bu ñu fa tegaatoo suñu tànk danañ am lu ëpp loolu wante li ñëpp wax rek suñu département ñun ñoo ko mën a liggéey nañu joxante loxo ñu doon benn amul xiiroo amul ŋaayoo ñun son excellence monsieur le président de la république Macky Sall moom la ñu gëm moom la ñuy liggéeyal muy guddi muy bëccëg te li mu santaane ñun ñëpp dégg nañu ko la mu wax ku nekk na nga wàcc sa gox nga wax ak askan bi nga xam ne ñoom nga dëkkal président Macky Sall mënul ne day ñëw Koungheul di fi nekk à tout moment ñun ñu ko nekkal Koungheul ñun ñoo mën di ko assurer population yi seen i jafe-jafe en même temps lépp lu ñuy def dañ ci am ndigalal suñu kilifa di l'honorable Mohamed Dieng moom it loolu mooy kàddoom Babacar wàcc leen ci seen i morom ngeen waxtaan ak seen i morom ba ngeen di xam seen i jafe-jafe kon du ma wax ba santuma comme wax dëgg yàlla kilifa la premier adjoint au maire de Fass Cekkeen di Asi Gueye mu ngi fii toog l'honorable Mohamed Dieng moo ko fi yebal ak délégation bi mu àndal yépp wax dëgg yàlla di wax ne ak le ministre Abdoulaye Seydou Sow aussi ñu ngi koy sant ndaxte depuis mu jot région bi ak léegi am na changement yoo xam ne ñu ngi koy def ci région bi ñu kenn du laam-laamee kon nag ñun la ñu war ci loola mooy li mu def ñu fexe ba ñëw gën ko yokku gën ko jàppale ànd ko ak maire yi nekk ci département bi ànd ko ak honorable député yi ànd ko ak directeur général ak ministre rawatina le ministre Mayacine Camara moom it vraiment taxawaayam ci département bi kenn du ko laam-laame ñu ngi koy sant bu baax vraiment di wax daal ne man Babacar daal li ma fas yéene mooy mouvement bii ci campagne bii di ñëw le minimum dina joxe 100 tonnes gerte yoo xam ne duñu ko leble dañu koy maye gratuit ku mu neex nga bind loolu nga noté ko parce que gerte gi bu ñëwee yaakaar naa ne bu jaree journaliste yi sax ñu dellu soir ñu confirmer loolu ñaareel ba tegu ci mooy lépp lu jëm ci wàllu emploi dinañu fexe ci xëyum ndaw ñi dinañu fexe lépp lu yeneen département yi di am département bu Koungheul mën a am loolu parce que nii nit ñi soxla nañ ko nekkatul loo xam ne lu ñuy naan tey suba ginnaaw suba jooni la dès que ñu pare ci li ñuy def dinañu sol suñu dàll fañ doon yaakaaree ñu gën a dem gën a taxaw foofu ba li yaakaar bi yëpp ñu taxaw ci pour mu mën a sotti financement wu jigéen ñi aussi am na benn banque boo xam ne Kaolack wallaay azim bi may sol sama dàll di dem di wax ak moom banque boobu dafay doog a installé wu Kaolack
bi may dem di wax ak moom pour que mu ñëw moom day def financement surtout wàllu jigéen ñi lay gën a ñoom jigéen ñi lay gën di liggéeyal wax naa ak directeur bi ba moom jox na ma yaakaar mais parce que li ëpp solo mooy nit ki li nga koy wax na fekk mu leer am naa ci yaakaar te insha allahu rabbi dina ñëw fii ci Koungheul installé wu fii bu ñëwee képp koo xam ne soxla nga financement ci jigéen mu jàppale la ñun daal loolu mooy sunu bëgg-bëgg ñoo ngi sant comité d'organisation bi su ma waxee comité d'organisation bi je pense que ëmb naa lépp waaw comité de pilotage bi aussi ñoo ngi leen di sant di wax ne mbir mi du mbirum baabu yéen Firi Info Makhtar Sarr xibaaru Bambou yéen ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo parce que tey li ñu taxawal ni dafay aajo communication presse locale tey ak rajo Koungheul ak responsable yi nga xam ne tey am nañu ñoom it ay taxawaay ñu ngi leen di tàllal loxo yéen ñëpp ba nga xam ne support de communication bi ñuy soxla ci mouvement bi ñu mën ko am ba mouvement ba dëkk Saint-Louis opportunité yi mu am mouvement bi mën ko am te lépp bu ñëwee ci département bu Koungheul lay dellu si wax dëgg yàlla xëy na ñàkkul am na lu ma fàtte wante bu dee am naa lu ma jafe-jafe ndaw yi département bu Koungheul loolu yaakaar naa ne ku ne xam na ko moo di ne dafa bëri ay ndaw yoo xam ne dañaa liggéey dañaa jàng ba am ay diplôme te ba fii may wax ak yow ne téyewuñ ci dara ak ñi jàngul aussi am na ñoo xam ne aussi jànguñu wante dañuy soxla financement comme ni ñu ko waxee am na ay projet yu ñëw fi def ay enquête ba enquêtes yi bouclé wu te ba léegi kenn gisul leen te alors que boo demee ci yeneen département yi ndaw yi yëngu ci wàllu mbay ñu ngi leen di jàppale ndaw ñi nga xam dañoo jàng ba am seen i diplôme ñu ngi leen di jàppale ñu am xëy vraiment loolu moo tax loolu astucieux la ci mouvement bi li muy occupé ëpp na loolu wante nag loolu dafa nekk benn slogan boo xam ne pour que ñu gën ci bàyyi xel parce que ndaw bi tey boo ko dimbalee ba mu mën a xëy dimbale nga ko dimbale nga fameen loolu daal vraiment moo tax ñu jël ko mu nekk suma slogan waaw Koungheul day bay waaw xam nga Koungheul comme ni ko ñëpp xamee yëngu-yëngoom activité principale Koungheul mbay la ak sàmm comme amuñ ay xar gerte la ñu am moo tax ñun suñu lu ñu moomal suñu bopp ñu jël ci 100 tonnes yi gerte pour jagleel ko mouvement bi su ko defee mouvement bi moom mooy toog xool lu ñu koy mën a séddalee bu dee par commune la parce que am nañ comité exécutif ñooñu ñooy toog saytu nan lañ koy séddale mu nekk séddale bu mucc ayib loolu daal vraiment non li ñuy jot ci jiwu du ma wax ne matut wante nag baykat moom loo koy mën a dimbale ci jiw du doy baykat moom lépp loo koy mën a dimbale ci jiw parce que gouvernement bi aussi liñ mën ci jiw ñu ngi koy joxe am na même gouvernement bi li muy joxe teewul baykat bi aussi am na lu muy denc wante loolu mënu ma wax ne doyut waaye nag bu amee leneen du ci mën a dooleekuwaat moo ngi mel ni yow moomu tey matériel boobu nga yore xam nga peut-être doyloo nga ko waaye su leneen ñëwaatoon mu gën a ñoŋal sa liggéey noonu rek la mel loolu moom comme dañu am comité d'exécutif je pense que loolu réglé nañu ko bu yàgg lu am comité bi ñooy toog ñu saytu ko xool ni mu jaadoo ñu defee ko mouvement bi aussi orientation politique bi nu am ñun mooy jàppale son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ba politique bi mu mën a ci Sénégal ak ci Afrique rawatina su suñu région aussi le ministre Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne tey moom le président de la République dénk région de Kaffrine ñu gën ko gunge ba attentes yi population yi am yépp ñu mën koo régler kon mouvement bi ci wàllu politique moom orientation bu leer lañ ci am mooy jàppale son excellence monsieur le président de la République Macky Sall. si mouvement bi nii may wax ak yow ni am na ñoo xam ne opposition la ñu nekkoon mais tey ñëw nañu dugg si mouvement bi parce que li waral ñu nekkoon foofa peut-être amul woon lu leen doon mën a loo xam ne moo leen doon mën a assurer ba nu mën a ñëw ànd si liggéey bi te tey nii may wax ak yow ni ñu ngi ci salle bi toog wax dëgg yàlla mouvement bi ñi nga xam ne ni waa pouvoir la mooy waa
mouvement présidentiel en même temps les jeunes de l'opposition ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne gis nga ci ni président Macky Sall di liggéeyee tàllal nañ loxo day jar sax ñun ñu jóg dem wax la nga xamante mooy suñu programme ba yow nga mën a ñëw adhéré wu ci programme bi ngir politique bi nga xam ne moom lañ bëgg a mëne ñu mën koo réussir. waaw kon xam naa ne ci tënkaat